bienvenue à tous et à tous à Tout en Choquant dans un autre numéro de Quartier Hip Hop. C'est l'émission qui promouvoit les jeunes talents qui sont ici dans le Sénégal, mais qui promouvoit aussi les acteurs qui sont dans la culture urbaine. Quartier Hip Hop, une émission bon c'est typiquement hip hop. Et quand on parle de hip hop, on fait allusion à 4 éléments. You know, moom ngeen gis léegi ci tag bi nii da ngay gis le hip hop est composé de 4 éléments mooy 4 éléments mooy rapping hein, DJing, b-boy et le graffiti et le knowledge moo koy def mooy xam-xam bi. Donc nous sommes à J-Hip Hop, mesdames, messieurs. Donc tey ay boy lañ fi war a xool ñi nga xamante ñu ngi dans le mouvement mais avant de cela fekk nañ ci koo xamante ni mu ngi à J-Hip Hop. Il va nous expliquer pourquoi J-Hip Hop lu tax Guédiawaye hip hop sëñ bi na nga def. maa ngi fi rek kay. noo tudd. Pape Diallo. Pape Diallo. ba kii Pape Diallo la tudd de. an ka pula Fuuta. mi ka pula de mi ka pular de. nuyu sa mbokku pula Fuuta yi. asalaamaaleykum mbokk haal pular rende mi salminima de. Ah, merci beaucoup, Pape Diallo. Je m'agis sur mon bok, quoi. C'est Nedeko Bandou. Right. Pape, da nga nek ji hip hop. Depuis quand yang fi? Waaw, maa ngi fi bëgg a def moins de 10 ans ñoo ngi fi. Depuis 10 ans kon donc yow bokk nga ci ñi formé ji hip hop. Waaw, bokk nañ ci maanaam ci ñi ko formé. Waaw. Lan moo nekk njëriñu ji hip hop? Waaw, njëriñ li mooy tàggat ndaw ñi nga xamante ni dañ leen a fekk maanaam ci mbedd bi. nga xamante ne dañu dund naka sudul noonu ñu indi leen ci biir fii di leen réinsérer waaw lu ci ëpp solo pour ci J-Hip Hop loolu la ak maanaam ñi nga xamante ni dañoo nekk ci quartier bi yaa ngi dégg te déggaluñ seeni waajur dañ leen di indi fii nii yaa ngi dégg ñu di leen tàggat ñi nga xamante ni tam dañ fee nekk tàggoog seen sago dégg nga wax ji bu baax dañ leen fi indi maanaam di leen delloo si waat ak seen sago am na fi tamit comme li nga wax tey si tableau bi ñoo xamante ni ay graphique kay lañ waaw graphique la ñuy def am na si tamit fii ñoo xamante ni maanaam sax ma dañ fi nekk di jàng photographe am na si tamit ñoo xamante ni tamit ay dof lañ gannaaw kilifa gi fii mooy Fou Malade. Fou Malade en fait c'est grâce à lui lii yëpp am parce que c'est lui qui a benn idée boo xam ne c'est voilà ça dépasse même les frontières Fou Malade ñu koy di big shout out le grand Malal Talla yeah donc fii am na ñëpp c'est-à-dire que yéen da ngeen di tàggat ñoo xamante ne nii société bi dañ leen a tege à côté ngeen jël ñooñu récupérer leen def si ñoom loo xamante ne nii peut-être nit yaakaaru ko woon ci ñoom donc loolu c'est vraiment à saluer te hip hop kese moom mun loolu sànq yaa ngi ma expliqué ne am na ay jardin yi nekk foofu jardin yi tamit ça sert à quoi. waaw jardin yi maanaam ay tool la yoo xamante ni maanaam dañ ko def pour njëriñ askan bi waaw tool yooyu noonu mu ngi ci ginnaaw fii benn ngi fii Raatukan benn ngi fii nii ci ginnaaw fii nii gi wetu école Pikine Est kii bi nii bee bi dégg nga wax ji maanaam dañ ko faa def dafa teg ay ndaw dañ fay bay salade dégg nga banaana yi tamit ñoo ngi fa ak maanaam nu mu tuddati ay tomate ay limon léegi loolu bu ñoree dañ koy jël jox ko ay ndaw ñu dugg maanaam ci marché yi yaa ngi dégg jaay ko mairie xaalis boobu bu génnee projet yooyu bu génnee ci la ñuy defaraat ay maanaam studio yeeg yenn bagage yi fii nii bu ko defee ndaw ñi bu ñëwee maanaam ci loolu la ñuy mën a ñëw di gëstu di sàkku xam-xam waaw J-Hip Hop looloo ko tax a jóg pour dimbali askanu Sénégal la mbir la boo xamante ni du pour ñun yaa ngi dégg pour moom peuple Sénégal yëpp la Afrique ak occidental Europe lépp maanaam ñu ngi góorgóorlu daal luñ mën yaa ngi dégg moomeel la boo xamante ni maanaam ñi nekk ci bopp bi mooy Fou Malade ak ñoom Modou Mama ak Papa Ndiaye ak ñoom Gab waaye ñun ñëpp ñoo ngi ciy gis suñu bopp. Donc c'est vraiment cool. Hip means to know and hop means to knowledge. Hip and hop is more than a music. Ladies and gentlemen, boys and girls, chers téléspectateurs de Chico TV, c'est la signification de hip hop. C'est plus que de la musique, right? Donc follow leen ma ñu xool suñu invité. Hi. Ok, mesdames et messieurs, je suis bien heureux de vous retrouver encore. C'est avec un immense plaisir d'accueillir ce groupe. Ils dans le game depuis un beau bout de temps. Ils ont besoin de la promotion, nous promouvoir l'en. JBC, le gang le plus célèbre, nous baillons. Yeah, salam guy, MD le from GPC, gang.
Yeah, salam salam. Nembi Pakolupis from Guédiawaye artiste rappeur. Artiste rappeur from Guédiawaye. Yeah, salam guy. Name bi Ouzeko la. Yeah, from Guédiawaye artiste rapper. Yeah, di fi teewal GPC. Yeah, salam guy. Name bi Amzo bu number la artiste Guédiawaye from Guédiawaye. Yeah. Ok, merci. Comme ni ngeen ko xamee ay boy lañ ay ndaw nekk ci dans le mouvement hip hop ñu choisi def rap kañ ngeen formé groupe bi. Oui, en fait groupe bi ñu ngi ko créé le 21 décembre. Oui, fii si jiwee quoi parce que dañoo toogoon di déglu ay sound ñu ne ñun pourquoi pas mënuñoo rap parce que rap dañ ko yàgg a bëgg daf ñoo neex quoi man déglu naa ko avant ma koy def mooy loolu kese la. Ok, donc da ngeen doon déglu ay son rap mu gondi leen yéen tamit ngeen am benn genre motivation ngeen ne war ngeen am lu ngeen marqué ci game bi raison pour laquelle ngeen formé le groupe yow ba nga koy formé kii yow yaa njëkk a wax ne dama bëgg rap après nu ngeen gisantee yéen ngeen kaat. waaw comme ni nga ko waxee rek MD kii papam yaayam ak sama papa ñoo bokk ndey ak baay moom daaru lañ nekkoon moom mu yàgg nekk si game di rap moom mu yàgg déglu sound même si moom laa gisee daan na war a jàngi arab sax di daw jàng di ndax rap bi loolu dafa kaa jaral léegi man ne man pourquoi man mënuma ànd ak moom job waaw. après nga commencé bind ay texte. waaw mu commencé bind ay texte waaw. ok yow. Yeah, noonu la demee comme ni ko Pakolupis waxee rek noonu lay demee ñu moom MD ba muy ñëw fii en 2019 décembre bi si la ñu formé groupe bi man moom li ma dugal ci rap leen la passion bi laa am quoi ma am passion hip hop noonu la demee quoi. Yeah. waaw man aussi comme gars yi nañu ko waxee rek game bi lu tax ma bëgg ko quoi pour MD mi parce que dama daan ànd ak moom ni du romb may gis muy déglu ay beat amoon na téléchargé na sax benn application di si teg ay beat yooyu ma gis ko muy teg beat noonu ma ne ko yow rappeur mu mën a ma si ma ne ko envoyé ma ay beat soxla naa si tuuti nga seen ma ay beat ma toog sama gaal benn test bu tuddoon san rek di ñëw du ngeen ko xajal mu jàll ma audio ko par WhatsApp seen ko moom aussi mu déglu ko mu ne Amzo li nga def baax na mais ma ne ko pourquoi man mënumaa jël Amzo parce que si game bi laa bokk quoi après ma daal di ñëw toog MD ne ko waaw dama bëgg booloo daal def benn groupe ñu rap quoi waaw. MD yow da nga jaar daara. ah doon jàng di wàcc. ok depuis boobu ba léegi am ngeen manager. waaw am nañ manager kay. ana seen manager. mooy saa daa bougé daa am lu ñuy yëntil quoi ci suñuy projet moo tax voilà waaw. donc parce que dama doon déggante yow par téléphone nga may call Masapi ainsi de suite parce que loolu peut-être rôle manager bi moo ko doon def mais peut-être xam naa dafa xaw a jàpp et tout comme ni nga ko waxee parce que yéen a ngi waaj ay projet raison pour laquelle déggante wuñ mais c'est très important ngeen am ay manager am ngeen staff. waaw am nañ staff mooy gars yi ñu boole ak yow ñoom DJ Prince affaire yooyu ñoom ñoo pare pour doon suñu staff yooyu. ok d'accord donc loolu tamit c'est important parce que ay ndaw ngeen soxla ngeen ñu jàppale leen ngeen def benn structure organisation bu typique tey jii nii yan son ngeen génnee. non son yi génne gum nañ presque 4 sons. am na bu tudd Yaafine am na jaaru àdduna am na bu tudd correction waaw. am na bu tudd correction. ak foo jaar fekk ñu fa. donc yéen tamit bu ngeen toogee gis rap Galsen yéen ban tuus ngeen fi indi. bu ngeen toogee di xool rap Galsen yéen lan ngeen wax ni ñun de lii moo manqué ci rap bi war nañ ko fu mun indi. rap bi moom li si am bëri na quoi maanaam dañuy mottali suñu yéene di yeete gars yi parce que am na ñu bëri ba ñuy dugg si rap gis ñu commencé jaaru àdduna lenn la am na suñuy morom yoo xam ne rabuñu defuñu dara ñu ngi si mbedd bi
ñu ngi tux di naan te loolu dafay yàq suñu kii quoi moo tax suñu yaay sax dañuy tere pour ñuy rap wala yéen moo tax nag loolu nag moo ñu gën a motiver ñu dugg si rap pour di yee gars yi di leen wax ne àdduna nii la ak naa la waaw loolu moo ñu gën a dugal si rap quoi tamit loolu moo ñu gën a dugal si rap yi quoi loolu lay demee. waaw man daal li ma ci yokk mooy li Ousse wax rek waaw son ñu génnee daal mooy loolu jaar-jaar àddina bi loolu tax tam aussi ñu génnee ko parce que rappeurs yi ñoo ngi rap mais tamit mën naa wax ni ki ñoo ngi fo parce que léegi da ngay gis ay rappeurs ñu taxaw di daggante ay saaga mais tey game bi laajul loolu quoi waaw game bi laajul loolu ay saaga moo tax man ma dugg pour kaas ñu bàyyi li ñu nekk quoi waaw loolu tax ma def teew si rap bi nag. ok parce que en parlant de vos parents parce que ay xale ngeen donc seen waajur yi ñu ngi leen teg bët toujours di wax ne lii baaxul parce que peut-être rap bi gars yi ni ñu koy defee fii dafa xaw a déborder certes gars yi ñu ngi liggéey comme le grand de Malal Talla ak ay yeneen old school dans le game dans le mouvement ñu ngi def ay affaires yu nice ba tax ñu defar structure bi sànq si à l'entame gis ngeen benn waay mu ne ji hip hop dafay former dafay defar ay nit et ainsi de suite fekk nañ fi sax ay étudiants ñu ngi def ay seen révision donc nekk loo xamante ne lu ñaaw la mais seen waajur yi est-ce que am nañ benn compréhension si seen passion bi est-ce que bàyyi nañ leen carrément. waaw en fait bàyyi nañu carrément parce que ñoom sax ñu ngi déglu suñu son déjà xam nga mais tamit dafa am li may wax gars yi nekk si game bi rek parce que il faut que ñu éviter tamit di saagante suñu biir. parce que tey jii parents yi bu ñu gisee clip muy daw si télé dégg sa nangam taan affaire yooyu xam nga mooy loolu te gars yi dañoo war a xam dafa war a am ñu ñëw ay future génération ñoom ñoo war a ñëw suba fa gars yi sóoraale loolu quoi mais gars yi suñu waa famille ñoom ñëpp d'accord nañ ba si booy yëpp ñëpp d'accord nañ. donc c'est vraiment important ñu sawda du siyaar suñu parents yi nga xamante ne ñoom ñoo bàyyi ñu tombé ñoom ñoo nangu ñu def affaire bi parce que c'est vraiment compliqué ñu comprendre hip hop parce que peut-être gars yi wax juddoowul fii mais bari na lu juddoowul Sénégal te gars yi ñu ngi koy def gars yi di ko apprécier ñun en tant que ndaw dañ ko war a jëmmal dañ ko war a respecter li ngay def da nga ko war a xam njëkk bala nga ko def donc c'est vraiment important loolu ngeen bàyyi ko xel ne à chaque fois am na ñoo xamante ne ni bët bu ñaaw la ñu leen xoolee donc yéen waru leen jeng tu vois dara bu mu leen clash ci hip hop la bokk mais warul yegg ba suñ parents yi di si am wala ñuy wax lu ñaaw suñu papa yi suñu yaay donc loolu ce sont des choses à éviter dans le game pour mu gën a nice ñu gën a am cër right yan projet ngeen di préparer yéen. ñu waajal suñu projet EP bu ñuy waajal di ko waaj ak fit ak fulla ak fayda rek lañ koy defee quoi projet bi moom simboon nañ ko bu yàgg mais temps moo amul woon pour kii ko quoi waaw pour kii ko mais mi ngi ñëw incha allah nañ ko xaar mu tudd xel ak xol comme ni ko gars yi waxee rek waaw xel ak xol la tudd kon waaw incha allah. ok projet bi ñaata titre lay am. kii 7 lay am waaw 7 lay doon xel ak xol suñu flow ak xel ak xol suñu flow one love ak waaw mooy loolu daal. non pare nañ ko bu yàgg de mais say xam nga dañ see mujjee génn tuuti rek parce que examen bi moo tax waaw moo tax ñu mujjee si génn tuuti mais xam naa léegi ñu duggaat si tamit incha allah. voilà donc à part musique bi yow lan ngay def examen la nga doon def. donc examen yi tout récemment la ci génn ça s'est passé comment. baax na yow déwén incha allah ngay def examen BFM yow après déwén ngay def BFM yow looy def yow alxuraan ngay jàng ça c'est beau ça. donc da ngay gis ne ay ay boy lañu quoi franchement gars yi laaj nañu soutien laaj nañu gars yi jàppale leen ci xam-xam ci xel ci encadrement ci beaucoup de choses et donc projet bi examen moo taxoon ngeen bàyyi ko parce que da ngeen soxla woon tamit seen temps pour jàng bi te loolu dafa am solo parce que loolu la ngeen njëkk a sas avant leneen ngeen def leneen
donc yàlla jàppale yàlla motali ba à ce que ngeen am li ngeen bëgg ci seen jàng après ngeen amaat ko aussi tamit seen passion mooy le rap mais projet bi instant bi 7 titres la kiy wax donc examen pare na day laajaat temps ngeen xoolaat ndax ngeen def ba continuer ko wala instant bi commencé ngeen. waaw instant yi loolu buñ ci paree nii ci loolu la ñuy jublu buñ paree nii ci émission bi ci loolu la ñuy jublu toog réunion pour wax suñu affaire projet nu mu fay demee parce que projet bi comme ni mu ko waxee titre bi mooy xel ak xol moom moo composé kii yëpp c'est titre yëpp après ay démb ak tey topp ci ay One Love Mama ay suñu flow yooyu ak xaalis yooyu ñooy kii yooyu ñooy titre yi maanaam bu ci nekk day wax daal ci xel ak xol loolu la projet bi noonu la fa demee. ok donc projet bi am na xaalis am na Mama One Love sunu flow dégg-dégg ak xel ak xol mooy turu album turu mixte EP bi ok ban studio ngeen ni ban ñan ñoo leen jàppale pour ngeen ni defar pour ñan ñoo defar instrumental yi fa ngeen enregistré affaire yu demee noonu. oui instrumental bi suñ benn beatmaker dëkk suñ koñ bu tudd MOP moom moo koy tëgg moom mooy job beat bi mais ki koy enregistré mi ngi fii mooy laay moom moo yor kii studio ji bi oui. Donc, chers téléspectateurs, comme vous le savez, nous sommes avec JPC Gang le plus célèbre. Hein. Donc, ay boy, bëgg def seen affaire, bëgg teg jéego dans le mouvement hip-hop. Donc, c'est avec un immense plaisir. Nous sommes à terme de cette émission. Jeex na over na mais avant que ñuy dagg je veux que la ngeen di tàggatoo aux téléspectateurs de Chico TV ay série freestyle wala lan ak lan pour mu gën a nice gën a hip hop et gën a saf gën a dëgër parce que je vois que vous êtes un peu mou là. oui non bu tegloo sax bu dee freestyle moom daal man ñoo si ndaanaan de yëpp ñooy ak ni mu doy boo koy tiim di daw fii yaa ko tey jamonoy tey na ngeen ci taay bi dëkk di lay yàgg-yàgg di nga fay bayal sa tool yàgg-yàgg di nga njool lii du ay nax lii du ay cax day doon lii sax maa ngi juddoo jolof am fa tolof si ko déggum olof doonu ma nit ki soof ba duma lekk jën ci woof maa la njëkk a juddu maa la njëkk a fuddu maa la njëkk a laal ku du njëkkal doon undu maay seen baay si gem bi ñëw leen jël seen sérité duñ ma si hérité andi sa flow ma dox sa kaw saw sa kaw law ba faw li ñu rab dañ koo vivre dañ koo suivre à suivre. bu daw res ëmbal kees doo repes may seen bàyyi doo fi del bu sànni xeer aniyeera yaa say article lijeen tumale may sama article nga am kaabu critique bëgguma mystique duma laal politique duma tiit maa ngi samay tic waaw de laal politique mais y a des étudiants qui sont à fac. yeah triple action laa lay tegal noonu unique union et universel dans ce game li ñuy job du pour yéen ci suuni gët dengeen daaw bu desee lu dul ñu nag yéen ci game bi di ngeen daw duñu leen dóor duñu leen saaga dinañ leen clash demal suñu ngaaga dinañu classé comme il était taala tey ndeer xaar ma booy us eco mi ngi ñëw def leen lu metti toute chose à son temps kon xaar leen bis bi ñëw yeah yu aar ma ndigas déglu fes ndes doon mboru arène wala boron béret simbil sa glise ak sa gars yi toog jàpp leese simbil sa véri sa bot naan katu beeri namba tout et vous sale putain de pit mbori ci géej gi di sélectionné ñun ci rab bii di actionné di abonné di donné nuyu sa tata dugg si di kata lu ñu rab dëgg la xati dëgg la fëgg dënd la asamaan si dënd la su ma tee maan di rab neel teek may rab bii ci rab bi xottu bopp du ko gërëndu dund coppet li ngay dund ci pet dekee kala pet gël bu koket mer bu ndoket taloo tëdd ci moket bu la woy nga ne ñokket. C'est bien. Bon, merci beaucoup, chers téléspectateurs de Chico TV. C'était avec un immense plaisir. Donc, c'était l'émission de Quartier Hip Hop. Chaque numéro, on essaye de vous donner des talents du Sénégal. Et chaque émission, on essaie de dénicher les artistes qui sont dans le recoin du Sénégal. Et donc, that was your boy, Master P, a.k.a. Akanik. A lot of people ask me, how Akanik? I don't know, bro. How I check it. I give you rendezvous for the next time.